ca Fatick benn waxtu du une jot na fa waxtu woowee moo jot ci Futurs Médias xibaar cee def tey ji li ñu seetlu moo di ci diiru 24 heures lu toll ci fanweeri doomi aadama ak juróom jàngoro ji feeñ ci ñoom ana lu tax record boobee amee noone waa ministère de la santé daañu ci indi ay leeral leneen loolu des na ko waxtaan ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi mu jëm ci coronavirus gi mooy anam yi ñuy defee lii di dépistage gi ay coppite la ñu ci indi naka lay demee dinañ ci indi leeral lu aju ci kàddu yi nga xam ne mi ngi jàll ci réseaux sociaux ci internet bi te ñu moomale ko ministre de la santé ba woon di docteur Awa Marie Coll Seck kàddu yooyu jëm ci di wax ne Sénégal ak coronavirus bi bu ñu demee ba ca kanam mën naa jur leneen lu gën a yéeme li ñuy dund wax ja du waxi Awa Marie Coll Seck service am gi yore wàllu communication ñoo ko weddi lu aju ci li ñu sant ci askan wi ñuy soli masque ci yenn barab yi ndax jëfee nañu ko des na dem fu bare bari dafay reportage bokk na ci watay tataay ak ci njaga njaay yi lu aju ci li nga xamante ne ji moo di bari lu pétrole beeg wàcc gi mu wàcc coronavirus bayee fa jaar ndax yëfee ma nga ca moins $37 loolee ndax Sénégal war na ca mën a profito ak ndax dana ca mën a profito dinañ ci defub gëstu ci xibaaru digg bëccëg gi buñ ca noppee ci la ñuy dalale Youssouf Bodian moo ñuy faram-fàcce la xibaari biti réew yi mi ngi nii toog Youssouf lu cay gën a fës. Guinée-Bissau dina wéyal état d'urgence bi ndax réew ma jamono yi mu ngi am lu tollu ci juróom fukki cas coronavirus Sénégal nag avancé ci ñaari place ci classement bu mujj bi ñuy xayma kon tolluwaayu tasum xibaar ci aduna bi ci Afrique nag Namibie Cap-Vert ak Ghana ñoom kon ñoo jiitu lu doy waar am ca Nigéria ab soxna bu am juróom-benn moo am ay seex moom nag bi mooy guléet muy ëmb moom soxna soosule li ñu naan fécondation in vitro moom lañ ko defal leen ko expliquer kon nan la demee foofu la ca Nigéria. nga fexe baax fi loo xam rek Youssouf Bodian ci kanam tuuti daañu ànd ak yow ci xibaari biti réew yooyu buñ ca noppee Coro News ñu ci dalal Anna Rochalita Lopez Faye muy ponk bi ñu jagleel tolluwaayu coronavirus bi ci Sénégal ci Afrique ak ci àdduna bi danaa jukki as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk jeexalee xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey ji la ñu cay waxtaane moo di dépistage ñuy def ngir ràññee ñam coronavirus de sa war a yokk ni ñu ko gën a defee maanaam gën koo yaatal ba mu gën a law am déet sa xalaat ban ngeen ci amee seen xalaat ci njeextal xabaar yi lay doon ci gis-gis lay doon ci rajo Futurs Médias lay doon Abdoulaye Diop a nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokk yi nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futurs Médias doore xibaaru digg bëccëg gi ak accident boo xamante ne ji am na di gaal gu wëngeeju foole nga xamante ne ji moo di ca diwaanu Cap Skirring ay mool yu fekk ba mooy benn nit faatoo gum na ci wala boog benn nit faatu na ci am na kenn ku ca mucc gum am ci yeneen ñaar ca ñene woon ca gaal ga yoo xamante ne ji gisuñu leen ba fi mu nekk ni ñoo ngi leen di wër leerali Lamine Ba. gaal gi nga xam ne nag suux na ci biir géej gi nappkat yi ci ne ñoo ngi fekk baax fa nga xam ne moo di Joal accident bi nag moo ngi amee ci waaxi Guinée-Bissau ay fan a ngi nii nag ñu ngi leen di wër waaye kenn tegu leen a gët kenn ci ay nappkat te moom bakkanam jot a rot ba pare Cheikh Tidiane Niass moom moo jiite kuréel bi nga xam ne moo ngi ëmb nappkat ya nga xam ne ñu nga yeewoo ca Cap Skirring. dañu demoon géej comme d'habitude mais quand même bi yoon dañu duggoon tuuti si zone guinéenne bu ñu demee nag dafa fekkoon peut être mos a ngelaw li par exemple mos a jóg ñu amoon foofu tuuti problème bu ñu amee poson na yet bu mu yeewee ba problème si la machine bi panne bon si ni ñu ko expliqué bu ñu paane si lañu nekk foofu di dépanne bi jëkk di faral ngelaw li fekk leen foofu waaw bu leen ngelaw li fekkee foofu nag changement noonu foofu ñu am problème ba ngelaw li ba gaal gi jël ndox bu ñu jëlee ndox nag fu mu nekk di problème li foofu nag foofu ñu amee problème yàlla def na gaal gi finalement daal di léegi nag xale ba nga xam ne moo si gën a ndaw fukki at ak juróom la am moom mooy jafandu woon si gaal gi bi finalement bu mu jafandu si ñaari fan après li ñu am ay renseignement que finalement am na benn gaal ba nga xam ne bu for benn koor mais gaal bi problème finalement yóbbu na koor bi. jamono ji nag wër yaa ngi woy ngir gis yeneen ñaar nappkat yi nga xam ne ba léegi kenn tegu leen a gët yi la xeetu accident nga xam ne ay nappkat sénégalais ñoo ci ne bëri na bu baax a baax ci waax Guinée-Bissau daaw juróom-benn nappkat yi nga xam ne ñoo ngi fekk baax ci Elinkine ñoom it seen gaal defoon na accident ba ñu jotoon si ñàkk seen i bakkan Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba waxtaane jàngoro coronavirus gi ak lim bi Sénégal am tey ji fanweeri doomi aadama ak juróom ci ñi ñu testé amee nañu Covid-19 mu di guleetit ñuy am lim bu ñuy toll waaye li ñu seetlu moo di la ñuy tànn ci ñoom ngir tester leen it dafa yaatu ndax tànn nañu lu toll ci ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn tester leen ca ñooñee ca la fanweeri ak juróom daal di génn xeetu testin bu bari wu lim boobee ñuy tànn ana lu ko wundu dañuy teewlu leerali docteur Abdoulaye Bousso moo jiite centre des opérations urgence sanitaire ñu teewluy kàddoom. dañu nekk ci ay problème yu bari ci cas yu am parce que ñi nga xam ne dañ leen di suivre mooy ñu naan cas contact yi boo xoolee ci fanweer ak juróom yi fanweer ak juróom-ñeent yi
dañu nekk ay contacts yu ñuy suivre donc fi mu nekk nii boo xoolee ci gox yi muy Louga muy Dakar muy Tamba yi ñu amoon ay cas positifs yëpp li ñuy def rek mooy dañuy suivre contacts yi nu mu gën a jege yoo donc képp koo xam ne contact bu jege nga wala daal ñu xalaat ni daal mën nga positif dañ lay prélever donc boo xoolee temps yi prélèvement yokk na lu bari parce que li ñu bëgg mooy teel leen gis teel leen jël ba nga xam ne ku ci positif rek dinañ la gaaw a isolé ba doo am keneen koy wàll donc loolu stratégie boo xam ne dinañu permettre même bu fekkee cas contact yi positif nañu mais duñu am ku ñu wàll dinañu permettre ñu mën a téye mbas mi ci dëkk bi donc loolu mooy stratégie bi ñu jël quoi. Docteur Abdoulaye Bousso njiital centre des opérations d'urgence sanitaire Sénégal yegg na léegi ci limum 400 nit yu jàngoro corona gi feeñ ci ñoom lim bi takk bi dëgg mi ngi ci 400 ak fukk ak ñaar ci bésub tey bi am na juróom yu ca faatu am na ci 200 ak ñeent fukk ak ñaar yoo xam ne faj nañu leen ba ñu wér am na ci beneen yeneen téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent yoo xam ne ña ngay faju jamono ji ci lim bi ñu am tey mu di fanweeri cas ak juróom yu yees fanweeri ak ñeenti ay cas contact lañu am na ca benn cas boo xamante ne ji cas communautaire la luñ ci mën a jàpp ne xibaar it ne cas yu feeñ tey ji ci suba ña nga feeñe ca Dakar Sud Dakar Ouest Ziguinchor Goudiri Sakal Guédiawaye Touba Mbacké mooy district yi nga xam ne foofee la cas ya feeñe ak it diwaanu Pikine ñu waxtaanee cas communautaire yi ak it ni muy gën a yokkoo ci réew mi rawatina ci quartier yi nga xamante ne ji ñaare dañuy doon gox yu bari aw askan Awa Mbaye Caaroy Yëmbal Medina Géejawaay ñaari tali ay quartier populaire yu bari ci capitale bi fii ci Ndakaaru jot nañoo wàññi seeni cas communautaire àndaaleek limub contact yi maanaam ñi ñu jot a jëflanteel sakkan loolu waaye ci gis-gisu docteur Sylla Thiam xam-xamam màcc ci wàllum santé publique nee na loolee warul tax askan wi ñoom seen bopp tiit yaakaar ne dañuy xëy rek feebar bi lim bi gën a bari daanu suñu kaw li tax mu wax ko nee na ni feebar bi di doxee fii ci Sénégal bokkul ak ci yeneen dëkk yu mel ni yëpp féete ci Europe. di wax ni bu ñu gisee ñi nga xam ne dañoo wàllante feebar bi ci gox yi nga xam ne dafa bëri nii mën na yokk jàngoro bi waane bu ñu tiit parce que boo xoolee Sénégal fii ak léegi moo 2 weer bi ñu amee épidémie bi te ci 2 weer yooyu ba léegi egguñ ci benn dayo bi boo xoolee réew tugal yi ñoom bi ñuy am weer rek gis nga feebar bi fi mu egg ci dayo fii amaguñ ko ñun ko xamaguñ lan la waane gis nañ ni feebar bi ni mu mel foofu mel ko fii waane du tee nag ñu bàyyi li ñu war a def li ñu gën a war a def mooy continuer sensibilisation bi continuer mesures yi ñu teg yépp. docteur Sylla Thiam yokk ci ne Sénégal dafa war a yokku lim bi jëm ci ñi muy testé loolee rek moo mën a tax mu xam feebar bi ba noppi maîtriser ko. il faut que ñu fexe bay def bis bu jot lu mat junniy test bu ñu ko defee dinañ mën a xam ñun kat feebar fii la toll parce que ba léegi mënaguñu xam li ñuy wax profil épidémiologique di ba léegi leeragul. ci waxtu wi nag Sénégal jéggeegul limub junni test par bis waaye ministère de la santé nee na mi ngi ci yoon wi. cas communautaire bi ñu am ci limub tey bi ma nga feeñi fële ca ñaari tali xëy na ñu dem doxantu fa ngir xool askan wekk nu ñu jàngatee loolu reportage Nafissatou Sylla. tiit rek lañ def tiit rek man de ma ko xëy dégg wax dëgg yàlla dama tiit maa ngi nii moo tax bi ma xëyee laa jël sama masque. yëg-yëg boobee nag la fàllu dëkk ci ñaari tali daal di am jamono ji deful lu dul tiit ci suba ba tey nag mi ngi jéem a xam fan ci ñaari tali la ñu nemmeekoo cas communautaire bile moom Pape ak Dior Dieng. te mënu ma wax nag ban bërëb la nag ñu dëgg dama ko dëgg nii rek amaguma ci ban populaire dinaa ñu wax ci ñaari tali rek. tiit comme ñëpp ndax ñaari tali lañ dëkk fi la ñu yeewoo. bon am na ñu naan c'est pas ko ñu xaw ma man nag maîtriser wu ma lii baax. man nag tellement que ba may doog a génn nii xamaguma fan kon la quoi ak yàlla. bu baax ni cas communautaire am na ci ñaari tali ba tax na nag ñu ne dajaloo xajatu fi. mais léegi ñu tax vraiment kenn du ko droit toog sax vraiment tiit nañu jaxasoo na affaire bi doy na waar trop moom laa doon wax le port des masques vraiment ñi fi ñëw ñëpp man je kii doog a ma jaar ñoo seet tawaay loolu laa koy expliquer man na ko bu kenn toogati dans 5 minutes laa fi toog ma dégg mu koy wax ni man na ko maa ngi dem moom laa ñëwoon seet. ñaari tali nag bokk na ci koñ yi nga xamante ne nag askanoo fay yeewoo takku nañu loolu macha allah ba tax nag ñu war a jël ay matukaay yu am solo ngir rek daal di bañ jàngoro ji di coronavirus daal di gën a law ci askan wi. waaw fagaru kay fi ne nii war nañ koo gën a yokk.
yeneen juróom-benni cas yu yees ci coronavirus bi ci diwaanu Tambacounda Tamba googe nga xam ne am na centre traitement boo xam ne mbirum Covid 19 ak ñu ko fay faj moo ko tax a jóg jàppul leen ne ñaar fukki doomi aadama ak juróom-ñaar yu ko fa amee ña nga fa mu di centre boobe tey ji ña nga fay séntu professeur Moussa Seydi chef service maladie infectieuse ci hôpital bu Fann moom nga xam ne bokk na ci wala bokk mooy liggéeykatu kër docteur bi fi jibal leen ni waa kineen buñ ko boolee ki yeneen mën naa faj coronavirus Moussa Omar Gueye. Tambacounda am na juróom benn nit yu ànd ak feebar yoo xam ne saytu nañ leen tey jii bu ñu xoolee ci xayma ak tënk am na ñaar fukki nit ak juróom-ñaar yoo xam ne ñu ngi leen di faj ñu ànd ak feebaru coronavirus ci biir hôpital régional bu Tambacounda ci bu ñu fàttalikoo ci wàllum prélèvement yi toll woon na ci juróom-ñett fukk ak ñaar juróom-benn ñoo ci ànd ak feebar bi sotteekoo ci département bu Goudiri ngir gën a fàggandiku ak muslu ak gën a dooleel ñi nga xam ne ñoom ñooy xeex feebar bii di Covid 19 ki nga xam ne moom mooy gouverneur Omar Mamadou Baldé nekk président comité régional bi xeex lépp lu jëm ci wàllum feebaru coronavirus daal dina nag woolu ki nga xam ne Sër Moussa Seydi mu daal di ñëw tey jii ci talaata ji fii ci Tambacounda ci jamono jooju nag ñi nga xam ni ñoom ñooy yëngu ci wàllum sangkatu néew yi nekk ci morgue yi ñoom nag nee nañu bëgg nañu ñu fàttaliku leen Ahmed Fall may wax ci seen kàddu. tàndoor la sangkatu néew la aussi sang néew risque boo xamee ni que la yàlla rek moom moo la si mun a suturaal waaye du leneen te boo xamee ni que la bu doy waar gis doomu aadama boo xamee ni que la ay bokkam daal di laa ko wacceel yow ak moom ak yàlla rek yow xamoo ban feebar ak lu mu àndal yow nga ñëw muri defar sang woo leen jëbbal leen ko bugg nañu ministre de la santé jàppale nu si ay gants ay eau de javel ay tiisi tamit intéressé na nañu lool Tamba léegi dëkk bu rëy la ma fa fekk ay gants mbuusu imperméable laay jël lakato su ma paree sànni. Moussa Omar Gueye Tambacounda rajo Futur Média. am nay kàddu yuy jib di wër ci réseaux sociaux yi ci internet bi kàddu yéen nee nañu kàddu yi docteur Awa Marie Coll Seck la lañ cay wax bokk na ci di xam le ne li Sénégal di dund ci wàllu wér-gu-yaram ci jàngoro yu Covid 19 gi koy bu séntu mu yokk wax jooje du waxi Awa Marie Coll Seck service de communication ñoo ko weddi nee nañu loolee ministre de la santé ba woon di docteur Awa Marie Coll Seck waxu ko. rajo Futur Média xibaaru digg bëccëg gi 13h13. rajo askan wi. démb ci altine ji ca lañ ko dogal ci réew mi ministre de l'intérieur moo ko santaane mu di ñuy sol masque ci yenn barab yi bokk na ci administration publique bi ci secteur privé bi ci barab yi nga xamante ne ji dañ fay amal ay njënd ak njaay waaye ci wàllu transport public yi ndax ci transport public yooyu gaaña ña ngay wàccoo ak moom Amadou Sabar Ba yéeg na watab tata ba wàcc ñu déglu la mu gis. cité des eaux ci arrêt bi nga xam ne ni ñu bëri foofu la ñuy jëlee oto ngir ñibbi ci barab yu wuute fi mu toll nii nag coow li bari na fa xumb na lool soxna si moom yorul masque ci jamono ji ñuy wax coronavirus bi ñu ko jegee Xadi Mangaan Njaay di ñu xam le ne dafa asthme teg ci ne lii di masque bi da koy fatt naam sax xam ne li ko ci mën a fekk. tax mënuma takk masque parce que masque bi dama koo kii man dama sinusite en même temps dama asthme su ma takkee masque bi daf may sonal bëgg naa koo takk trop ndax xam naa conséquence. ginnaaw bi ñu waxee moom ñu jëm ca Pikine ñu dugg ci kaar Njaga Njaay bi ci biir nag daanaka client yépp yor nañu ay masque doo dégg sax kenn wax ak moromam xanaa moteur oto bi rek ci wet gi ñu toog ak Assane Sembène moom takk na masque bi nga xam ne sax tailleur yi fii ñoo ko ñaw muy xam ne ne masque yi ñépp ñoo ko war a takk. comme état bi moo wax nañ takk masque kay dañuy takk masque moo waral ñu takk masque xanaa ànd ci rek ñu ànd ci ñun ñëpp takk sa masque bu ko defee ñu xeex affaire bi mu jeex tàkk. daanaka ñaar fukki simili rek lañ def ci yoon wi ñu àgg buntu Pikine muy barab boo xam ne xumb lool ci wet gi ñu fekk benn taxi bu gaaree Abdou Khoule moo nekk ci biir takk masque ba waaye tamit soli gant di ci teg ni rafetlu na bu baax dogal yi nga xam ne ne jëwriñ bi ñu dénk wàllum biti réew jël na ko. ci ministre bi wax rek ak médecin bi te lépp loo xamante ne daal da lay aar ba loolu laal ci jàngoro bi daal moo waral ñuy def loolu. ginnaaw ay waxtu ca banlieue ñu dellu ca Ndakaaru Njaay waaye bii yoon ñu ngi jël bus Tata ligne 31 bi ceetlu gi benn la receveur bi moo exigé ñëpp takk seeni masque balaa ñoo dugg ci bile oto ay waxtoo lu teg rek ñu àgg fi nga xam ne ni mooy Liberté 6 ñun foofu la ñu wàcc ndax soriwul kër ga di dox ci trottoir yi li ñu gën a nemmeeku mooy soxna yi nga xam ne sax dañuy yelwaan ñoom tamit fàggu nañ yor li nga xam ne mooy seeni masque.
bu weesoo wata yooyu mu di transport public yi ñu xooli beneen barab boobu it santaane nañu ku fay dem nga takk masque mu di barab yi nga xam ne dañu fay def njënd ak njaay ndax askan yu farataal nañu ko. Reportage Salimata Aw. rond-point cité des eaux bërëb boo xamante ni njënd ak njaay mi dafa bari loolu ku si nekk di gaawantu ngir dox sa soxla takkum masque gi nag am na ñu sàlloo bu baax ak dogal bile Aliou moom ab boutique la yor ci angalu kër gu mag mujj ñu xamal ni nguur gi itam dafa war a gën a dëgëral loxoom ci ñi nga xamante ni takkuñu masque. ñàkk masque wóorul quoi parce que xamoo ko am xamoo ko amul parce que mun nga wàllu ku ne kenn tamit mun na laa wàll parce que moom efficace yi ñu am si rigueur bu dëgër quoi ku tàkkul ñu alamaan ñu bañ laa dur mais nañ la alamaan bi ñu alamaane benn ñaar ñett su boobaa di nga respecté loi bi. ay masque tissu ay kaala yi ñu jël aw ko si seeni gémmiñ bu ci ne ngay gis wante màngaan di ñu xamal ni amul solo nu waaye mën a def ba aar sa bopp rek baax na. xanaa ñu jëf ci rek góorgóorlu rek jéem. waaw comme ne lu baax la lu baax kay defal rek bu baax. waaw ñun yëpp ñu booloo rek jàpp ci respecté wax bi respecté masque yeeg lu ñu wax yëpp. waaw ma commencé takk masque vraiment def na deux semaines de normal. ca pegg ga nag ña ca bëri am na si ñoo xamante ni ñoom takk ñu benn yoon masque yor nañ ko wante seeni biiri poche lañ ko def. waaw après di nga takk. yow lan moo tax takk ko. xaaral ma dem jëlee ko. waaw lu tax nga koy def sa poche nag yow tamit. looloo ndekki. takku masque nekk loo xamante ni lu nit ñi mën a def ngir aar sa bopp wante itam aar ñi la jege rawatina ci jamonoy jàngoro ji ñu ne ak yokkuteefu cas yi ñuy woowee cas communautaire. masque mu ngi ci biir oto bi de. waaw masque du pour biir oto yow tamit. ma dem jëlee ko. Salimata ci masque yooyu la ñuy des ak jëf ju rafet ji nga xam ne gouverneur bu Kaolack def na ko ñëpp di ko rafetlu lu toll ci 200,000 masque la séddale ci barab yi nga xam ne mbooloo dañ fay faral di daje doonte doyul sax waaye des na ci mën a jàppandeegum ngir li ñu bëgg ci nit ñi mu di ñuy masqué wu ñu man koo matal. Ibrahima Diame. ay masque yu ñu tamponné CRGKL. laata ministère de l'intérieur di wax port du masque obligatoire Alioune Badara Mbeng moom mooy gouverneur diwaan bi. parce que waxoon naa fi temps yële ne tournure bii ñu jëm ku yebu daal préparé ci takk masque fan commandé lu toll ci 200,000 masque lii ngeen gis ni actuellement 1200 la ñu ñëwagum je crois que yeneen ñi peut-être d'ici suba yëpp dana daje ñu ne woon nañ commencé ci béréb yi nga xam ne nii su la ñuy ëpp lu ñuy fréquente lu ñu dajaloo ñu visé woon ci nag marché bi. ngir nag ñëpp mën a jot ci masque yi gouverneur kon di ñaax ñi nga xamante ni ñoom ñoo andi seen ndimbal ñu orienté kon seeni don yi ci lu jëm ci wàllu masque. C'est pourquoi lance un autre appel qui est un autre défi que les filles et fils de Kaolack qui nous accompagnent dans cette lutte-là vont devoir relever. Je suis sûr qu'ils vont le relever. Commerçant marché central bu Kaolack doon nag cible bu njëkk bu gouverneur ginnaaw ñoom yeneen service yi dalal mbooloo ñoo ciy topp Ibrahima Diame Kaolack rajo Futurs Médias. ak RFM kumpa jeex na. barilu pétrole bi ak njëgam wàcc na ma nga ba ci moins $37 loolee ci marché mondial bi laaj bi di ndax Sénégal mën na cee jariñu ak it ndax war na cee jariñu Abdou Diouf ñoo di ci di tont. boo déggee ñu naan njëgu pétrole baa nga ci mooy $37 baril bi mooy ma yëkkati sama baril may la ko ba noppi yëkkati $37 jox la loolee nag ci kayit yi rek la mën a yem waaye duñu mës a yegg ci jamono joo xam ne pétrole dañ koy yëkkati di ko maye mooy 37 yooyu ngeen di dégg mooy li ñu dippee perte de valeur dëgg la brut bu Amérique bi démb ba ñuy clôturer ca New York mu ngi woon ci mooy $37 li ko waral nag moo di ñi nga xam ne ñoo di spéculateurs yi dañuy amee jafe-jafe ngir mën a denc pétrole bi nga xam ne dañ koo jëndoon ci producteur bi di xaar bés rafet ngir ñu mën ko jaay mujj ñu ko mën a jaay waaye itam production bi jamono ji mu ngi ci seen i mbànd yoo xam ne lu cher la ñuy fay ngir mën ko faa denc ni nga xam ne nag noonu la ñuy jëfandikoo pétrole bi ci àdduna wërngal këpp wàññeeku na ndax coronavirus bi ñu bëri tëju nañu ci seen i réew yi ak seen i kër yi oto yi dawatul avion yi bateau yu bari dawatul loolee tax nag consommation bi wàññeeku bu baax a baax ci àdduna bi waaye nag ban njëriñ la ci Sénégal mën a jëlee njëriñ li bëriwul ndax jamono ji mënuloo wax saar yégalal say bateau dem ca États-Unis jëndi li
nga xam ne moo di brut ba nga xam ne wàcc na ba ci mooy $37 comme nii nga xam ne nit ki dafay yëkkati ab pañeem dem ca marché ba ko neex dem dugg ci njënd ak njaayum pétrole lu ñuy waajal la ci ay weer te itam ay contrat la yoo xam ne dañ koy signé te sax pétrole boobee nga xam ne wàcc na démb ca New York yéegaat na te itam képp ku ci jëndoon ngir mai moo tax nga jënd Sénégal nag ni ñuy taxawalee njëg yi fii ci réew mi moo di ne dañuy xool ci ñeenti ayubés yi nga xam ne moo weesu maanaam weer lan mooy li gën a fës ci njëg yi nga xam ne ñu ngi koy jaayee ci àdduna bi mu soog caa sukkandiku daal di jàpp ay prix te sax wàccee prix yooyu lay daanaka décision politique la maanaam nguur gi mooy xool ba xam ndax dina ko arranger am déet mu def ko te dafay sukkandiku ci ay mbir yu bëri bokk na ci nag jamono ji li tax mu war a gën a mën a jafe moo di pandémie bii di coronavirus dafa tax ba koppar yi nga xam ne nguur gi doon na ko def ci gafaam amatu ko wàññi njëg yi kon lu jafe lay doon booy xool sax lu mënta nekk la donte sax ci àdduna wërngal këpp dëkk yu bëri wàññi nañu seeni njëg. Abdou Diouf Junior ci ay leeral ni ñu ko baaxoo waajal koor yegsi nañu ci tey dañuy xooli ci jamono ji nga xamante ne ji ñoo ngi xeex ak coronavirus bi mu di jàngoro ju lëmbi réew mi lëmbi àdduna bi yépp lu ci waay daan def da nga koy wàññi gàttal tànk yi moytu dem yi te it di fàggu ci yooyu la jamono nees mën a woorandoo ak moom laaj nañu ñenn ci askan wi lu ñu ci xalaat tontu laa ngi ci reportage bii Kumba Sanjaan Fay defal ñu. mu mel ni du ay fan rek a des suñu dugg ci koor gi mu jëm ci wàccaay yi daanaka sentiruñ ko fenn jamonoy couvre-feu bi ak toog ci kër yi julli mbooloo ñu tere ko ci jàkka yi lu bëri ci bërëb yi ñuy jaayee ñu tëjandikoo xadikol yi kenn ci jigéen ñi yor seen kër moom wóor na ko ne mbir yi du demee ni mu doon demee neneen kay la ñuy doxalee ngir mën cee génn. ambiance bi tey de gis nit ñi ñuy daw à la boutique mais franchement pour weeru kooru ren bi moom dina am changement mag. moom doonut kenn ku loraange mbas bi sonal Alice nekk ab jeune cadre soxna si ayu bëse gi nii génnut këram boroom këram di jullit ngir toppatoo ko toggal ko ndogu bu neex ci weeru koor gi Alice a ngi xool yeneen yoon yu mu mën a jaar ba lépp yemb. parce que koor gi da ngay génn dem jëndi mburu di nga génn dem marché jënd ay affaire ak yooyu noonu mais instant bii nii mënoo ko def parce que boo génnee rassemblement la bu doon dañ daan investir 100% ci li nga xam ne moo di koor gi peut-être dafa nekk 50% parce que il faut ñu def tout pour ne pas exposer suñu famille. Xadi moom li ko gën a tiital bokk na ci dajaloo yi fas yéene am ci boulangerie yi bu ay waxtu mbaa simili rek desee ci heure dog bi. déjà si boulangerie yi comme nee nañu mburu moom kenn du ko jaayati si boutique yi dina am benn dajaloo pour man si boulangerie yi comme que dañu wax ni la 20h ngay dugg boutique yi aussi dina am benn dajaloo waruñu ndax feebar bi bëgg ko. ab mbir bu tiitalul Alice ndax mburu mu ñuy jënd ci boulangerie yi daf ko fas yéene defaral boppam. naka laay defaralee sama bopp mburu naka laay defaralee sama bopp croissant donc dina am impact ci ñi nga xam ne noonu la ñuy defee koor gi ren ci pour ne pas exposer les enfants. ñu bàyyi lool ñoom jigéen ñi xamatul fu ñuy teg seen tànk bi ay fan rek desee ci ndoxteelu weeru koor gi wante lenn moom wóor na leen nañ doon doxalee dina woon ni ci biir kër yi ndax lépp mën a matee laata doog di jot. RFM bitim réew. Ablaye bu dee da ngay bañ a dégg waxi koor Diop danaa ca wax ndax commission nationale concertation croissant lunaire daañu daje alxemes ji 23 avril fële ca télévision nationale seen daje ba foofee mooy séentu weer wi ca la ñuy wax ndax gis nañ ko gisuñu ko daje bay te ca la ñuy xam kañ la ñuy koor ci réew mi. Youssouf na nga def. maa ngi sant bu baax a baax moom it. njóobeen yi moom bu koor ñëwee rek ñu soppi kanam moo tax lay bañ ko fi waxee waaye information yi jëm ci koor faaw ñu wax ko moom dañuy yitteel ñun njaayeen yi ñu waxtaanee lu aju ci état d'urgence bi nga xam ne dañu ko yokk fële ca réewum Guinée Bissau. waaw mën naa am ñu yokk ko le président bi wax di Omaro Sissoko Embalo moom doon kon janoo ak ñi nga xamante ne ñoo nekk foofu ca Guinée Bissau ngir wax ci tolluwaayu xeex mbas bi ndax réew ma jamono yi am na toll ci juróom fukki cas yu positif ñoo na ci ak Noa Mankali. jaaxale bu doom Bissau ko indil ci RFM mooy Sabadou Nthiouda ci interview bu mu am ak RFM Sabadou Nthiouda. dañu nekk ci jamono gi nga xamante ne dafa metti lool dañoo war a jàppalante bañ a yokk njëg yi ndax njëg yi bu ñu. Noa Mankali kon dinañ ko déglu ci taxawaayu réew ma ci wàllum Covid-19 ak dogal yi nga xamante ne ñoom la kon jiitu réew mi jël la. waxtaanee wàllu classement mondial ci liberté de presse Sénégal gagné na ñaari place. Sénégal kon bàyyi ko ci ñeent fukkeel ak juróom-ñeenteelu place 49e ñëw ci 47e kon mu am ay jéego yoo xamante ne suñu réew def na ko nekk ci juróom-ñaareelu place bi ci Afrique Namibie
Cap-Vert ak Ghana ñoom ñoo jiitu kon ci ñi nga xamante ne kon ñuy respecter liberté de la presse boobule ñu déglu ci directeur bureau Afrique de l'Ouest bu RSF di Assane Diagne. Sénégal gagné na ñaari toogu ci xayma boobu donc loolu daf koy permettre na ko it mu jógee ci réew yi nga xam ni dañ leen a considéré woon comme xam tas moom sa bopp am na fa tuuti jafe-jafe léegi ak score bi nga xam ni moom la am ren mu dugg ci groupe bu réew yi nga xam ni jàpp nañ ni moom sa bopp ci wàllu tas xabaar nekkandi na. li ko waral nag ren gis nañ ni ci wàllu indépendance critère parce que juróom-ñaari critère ci la ñuy natt gis nañ ni am na ci benn boo xam ni daal Sénégal xaw na ci néew ci ni ko évaluateurs yi xayma muy wàllu indépendance waaye ci yeneen critères yi ci juróom-ñaar yi ci la def ay progrès ñetti poñ yi nga xam ni ñoo ko permettre améliorer score am ba mën a dugg ci groupe yooyu yi nga xam ni rek mën nañ ko wax ko autorité yi wax ko ñëpp ñi nga xam ni ñu ngi yëngu ci secteur de la presse am na ci boo xam ne ñun ñu ngi ciy yëngu depuis ay années yu bare bari mooy fexe ba nga xam ni ci wàllu tasum xibaar njuumte ci ni ngay tase xibaar dootu tax journaliste bi di dem kaso loolu nekk na benn ci français ñu koy wax dépénalisation ou déprisonnalisation selon certains du délit de presse baneen bi nga xam ni aussi bu am solo la mooy ñu fexe ba nga xam ni danañ fi indi ci yoon wi tënk tasum xabaar ñu dugal ci fexe ba nga xam ni danañ